لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ruuxul Adab TV xam ak xamle jàng ak jàngale yeewu yeete Ruuxul Adab TV mooy dundal xol yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñuy seetaan ci àddina bi fi mu nekk ñu ngi dellu si di nuyu ku nekk ci turam ak jëmmam di ziyaara ñëpp di dellu si suñu barkeelu di sunna si Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ci weeru koor ci yóbbalu koor bii nga xam ne tey ñu ngi ci fan yi yëpp di barkeelu ci Saxiihul Buxaari yi ci kitaabu sawm tey ñi ñëw ci buntu bi nga xam ne mooy baabu barakati saxuur من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم ينكر السحور mu ne lii mooy buntu barkeeb xëdd ba léegi ñu ngi ci xëdd fan yii yëpp suñu yóbbul bi macha allah ñaari fan yi ci wax ci xëdd ak lii njëriñam mu ne lii mooy buntu barkeeb xëdd waaye nag ci lu duur ak wareef maanaam duur lu war ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam waasalu wala mu kay saxuur maanaam jokkale nañ or nañ continuer maanaam doguñ kon mooy li ñu ci bëgg a déggee rek moom mooy ne xadd duul lu war waaye nag sunna la mu ne xaddathana Muusaa bnu Ismaa'iil xaddathana Juwayriyatu an Naafi'in an Abdillahi radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam waasala fa waasala annaasu fa shaqqa alayhim fa nahaahum qaalu innaka tuwaasilu qaal lastu ka hayatikum inni adallu utaamu wa usqa mu ne jëlee nañ ci Naafi' mu jëlee ci Abdullahi radiallahu anhu mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jokkale ne bi mu jokkalee nit ñi jokkalee fa shaqqa alayhim mu diis ci ñoom lool yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tere leen ko wax leen ne leen yéen wax tere leen ko ñoom ñu ne ko yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka tuwaasilu ndax yow da ngay jokkale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy leen man bokkuma ak yéen ndax man damay nekk ci sama borom mu may leyal di ma nandal am na foo xam ne dafa jëfandikoo ne dafay comme koo xam ne dafay yendu ci moom am na foo xam ne dafa jëfandikoo ne abitu maanaam dafay fanaan ci yàlla mu koy leyal di ko nandal li mu bëgg a wax rek mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmmam ji jëmmu doomu aadama la comme ñëpp waaye basharun wa laysa kal bashari doole amut ak suñu doole lim mën a dékku ñun mënuñ koo dékku amuñ ci dara amul lenn loo xam ne am na ko doomu aadama yi moo tax moom am na kattan goo xam ne mën naa or ay fan te du dog waaye kenn ci ñun bu defee benn fan rek dana mën naa loru moo tax mu aay leen ko mu ne xaddathana Adamu ibn Abi Iyaasin xaddathana Shu'batu xaddathana Abdul Aziz bun Suhaybin qaala sami'tu Anas ibn Malik radiyallahu anhu qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam tasaxaru fa inna fi saxuuri barakatan mu ne ba tey Suhayb mu ne dégg na Anas bin Malik radiallahu anhu mu wax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne tasaxaru fa inna fi saxuuri barakatan maanaam jëleen xëdd ndax kat ci xëdd barke nga ci xam nga barke bu fekkee ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax barke doy na rek ne yow bi nga xam ne da ngaa def xëdd da ngaa xëdd yow yaa ngi topp sunna si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla waxoon nañ ci alquran nañi bu fekkee ne dañoo bëgg yàlla bëgg ñi lu ñuy def mooy dañuy topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah la ñu yàlla waxoon su ngeen bëggee yàlla bëgg leen lu ñuy def mooy dañuy topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mooy ne yow pour boo defee xëdd sax
yow yaa ngi topp sunna si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñaareel ba uteeg ñooñu ahlul kitaab rek jar na yow ngay xëdd xam nga ñoom bi leen yàlla farataalee ci ñoom koor daf leen aaye woon ñoom ñiy xëdd am na heure boo xam ne bu xasee passé amatuñ droit lekk amatuñ droit naan mooy gannaaw boo xamee ne géeye passé na buñ nelawee wala heure boobu xasee jot amatuñ droit lekk amatuñ droit naan yow nag nga uteeg ñoom rek loolu da nga xam ne yàlla dana la ci yool bokk na ci tamit ci njëriñi barke bi nga xam ne wax na ne xëdd am na barke mooy ne yow mi nga xam ne yaa ngi xëdd da nga am kattan mën a joxe farata yi nga xam ne moom la yàlla sant ci 24 heures wala ci bis bi da nga am doole mën a am cawarte te ñaare ba tamit di koy ñaaw yi nga xam ne mu ngi ci yow dana ko jàng dana ko jeñ xam nga xiif dafay génne ay jikko yu won am na ñoo xam ne buñ xiifee ku leen okk ñu mer loo leen wax lu tuuti rek seen jikko yu ñaaw yi génn waaye bu fekkee ne xiiful su boobaa seen mer du gaaw a feeñ te xëdd gi ngay xëdd mën na laa may kattan ma nga xam ne da nga mën a muñ ba sa jikko yu ñaaw yooyu du génn kon xëdd ba tey barke nga ci barke yi nga xam ne ñoom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax léegi sa yooyu yëpp mën na cee génn dangay gis na tamit ba tey dafa lay may sabab yow mi nga xam ne yaa ngi xëdd heure boobu mën ngaa dajeeg jaam yàlla boo xam ne amul lu mu lekk muy xiif nga mën koo dimbale mën koo sarax am na heure boo xam ne bu fekkee ne woo yaa ngi nelaw ki nga xam ne mi ngi wër di ut koo dimbale wala ut koo sarax boo gis waaye bu fekkee ne yow heure boobu nga di xëdd mën ngaa dajeeg jaam yàlla boo xam ne mi ngi bëgg a xëdd amul dara nga mën koo sarax wala sax nga invité ko mu ñëw lekk yow sa xëdd kon ba tey ci barke bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne am na barke loolu ci barke yooyu la bokk ñaara ba tamit heure boobu nga xam ne yaa ngi xëdd heure boobu heure nangu ñaan la nga génn ci heure boobu noonu wala jug ci heure boobu noonu mën a xëdd amaale possibilité mën a jaamu yàlla mën a ñaan yàlla te amul benn sikki ne waxtu yooyu waxtu nangu ñaan la loolu ba tey barke bi nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne xëdd leen xëdd dafa am barke xëdd mooy lan lépp loo ma jël rek ci lekk wala naan rek dañ koy tuddee xëdd maanaam donte ne da ngaa naan tuuti wala da ngaa lekk tuuti ndax am na benn xadis boo xam ne Abi Saïd al-Xudri radiyallahu anhu soo na ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu leen bàyyi xëdd leen ndax xëdd am na barke bu leen ko bàyyi donte ne kenn ci yéen dafa guux benn guuxi ndox sax am na boo xam ne benn xadis boo xam ne dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne mu ne tasaxaru walaw bi luqumatin maanaam donte ne benn sax tip nga jël sax ko boobaa yow loolu xëdd la kon xëdd daal moom dëgg-dëgg dafa barke am na foo xam ne ci xadis bi ñu jàng sànq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu leen ko bàyyi donte ne da ngeen a guux benn guux sax mu ne ndax yàlla ak malaakaam yi dañuy julli ci ñi nga xam ne dañuy xëdd kon day xëdd paas na am barke kon li ci ne ci ay njëriñ dëgg-dëgg kenn mënu koo wax xam nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngaleen lu tax mu am solo ci mbindeef yi mooy lépp lu ñuy jàngal rek njëriñ li ci ñun lay dellu si amul dara loo xam ne maanaam pour yàlla la wala pour yonent bi déedéet pour ñun la pour ñun waaw ba nga xam ne or sax mu lay wan ay possibilités yoo xam ne boo ko defee lu mel ni xëdd yow mën ngaa or ba ngoon jot te doo am benn jafe-jafe sa kattan liggéey boo doon liggéey da nga ko gën a mën a def parce que tamit yàlla bëggut tamit sant la ne oral ba pare nga toog weer woo xam ne liggéeyoo déedéet parce que boobaa àddina dafay taxaw ndax ñun àddina dañ fay ñëw pour liggéey ñëwuñ fi pour rek toog ak di xoolee dañ fay ñëw pour liggéey moo tax bi nga xamee ne nag yaa ngi jaamu yàlla te jaamu yàlla ak liggéey ñooy ànd nga am mu may la ay possibilités yoo xam ne del xëdd boobu ngay xëdd daana may kattan doole ba nga xam ne li nga waroon liggéey ci bëccëg gi dara du ci taxaw léegi naa Baay radiyallahu anhu ci benn waxam benn moom mi wax ak benn kilifa ci réew mi ne ko maa ngi lay laaj na la yow or loo man ma or wax ma loo mën a def tama mënu ma ko def waaye ne ko dara mu ne ko waaw kon nga déggee ci ne ko ki or warta am lay rek man damaa or rek du tax maanaam damay xëy sama liggéey ma wàññi ko sama activité yi ma wàññi ko am na jullit ñoo xam ne loolu seen problème la gën nañ ne bu ñu ooree lépp lu daan ci activité dañ ko war a wàññi te loolu dafay yàq parce que bu fekkee ne yow da ngaa war a liggéey boole ko jaamu yàlla gi bu fekkee ne dafa dem ba dominer liggéey bi souvent àddina bi dafay taxaw te àddina bi war taxaw àddina bi dafay ñëw pour tabax ko pour taxawal ko kon dëgg-dëgg jàngale mi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi jullit ñi bu ñu ko toppoon rek respecté ko ñu am benn problème ci àddina rawatina fële ci àllaaxira ñu ñaan yàlla dimbale ñi bañ mën a tegee ci tànk yi jàngale mi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi nga xam ne dañuy wax sami'na wa ata'na te lépp loo xam ne jàng nañ ko ci xadis bii yàlla nañ ko dégg te yàlla nañ ko topp te yàlla nañ ko jëriñoo lépp liñ ci wax mu nekk njuumte yàlla nañ ko yàlla jégal yàlla rek moo aji xam te dëgg-dëgg yàlla nañu yàlla xamal allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ruuxul adab TV xam ak xamle jàng ak jàngale yeewu yeete ruuxul adab TV mooy dundal xol yi